ay ngëneelam ak xéewal. Walfadjri moo jollee Sénégal ngir war a fees àddina ngir teggil xale yi nga xam ne ñu ngi mbëkk géej gi foog ne Europe rek mooy palaasu teraanga mu wol leen ne teraanga fii lay jógee. Walfadjri jóg na ci fajar ngir wane ne loolu yàlla waatoon. mbégte gu dul jeex mbokk yi la ñuy am saa su ne daje ngeen ci waxtu wi bismillah ci xibaar yi ñuy jéggalu bu baax a baax ci yéex tàmbali bi fi ñu koy dooree nag bokk na ci inspection du travail mi ñu jàpp ne njëriñam gisatuñu ko ci réew mi loolee nag lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn liggéeykat yu ñu dàq ci hôtel King Fahd Palace ñoom ñoo xam ne li ni mel jàpp ne nag institution Guinée faalewu leen ci leen li nga xamante ni déposé woon nañu ko ngir rek am ci ab gain de cause ci rek seen i jafe-jafe gannaaw bi ñu leen dàqee dàq gu ñaaw ñoom liggéeykat yi ne nag faaw rek ñu xool nees def ba mën a béggandi institution googule bu ko defee liggéeykat yi ngeen caa gis seenu bopp ndax lañ fa jotoon déposé puis tribunal du travail mujjuta la ñu déposé ci inspection du travail mujjuta ant ba ñu mujjee dem ca rek tribunal du travail ñu teewlu ci xoxandong ci leeral. lii di inspection générale du travail amatul benn njëriñ ci mim réew loolee di ay kaddu yu juróom-ñaar fukk ak juróom-benn liggéeykat ya ñu daqee ca hôtel King Fahd Palace yëkkati gannaaw bu ñu yóbboo bileb jafe-jafe ci kanamu institution bile li wundu kaddu yi ni mel nag moo di inspection générale du travail nanguwu yey yàbbi ci seeni problème. ñëw nañ inspection du travail bi ñu ñëwee inspection du travail dañoo yaakaaroon ne comme fii dafa am autorité boo xam ne bu fekkee ne am na loo xam ne teguwul ci yoon dana mën a taxaw wax ko mbaa mu def ci dara. malheureusement li ñu fi fekk ak li nga xam ne moom lañ doon xaar lu benn li ñu fi jëlee mooy inspecteur du travail position am nee na moom mënul jël position parce que mënu cee wax loo inspecteur nag bu mënul la wax ci affaire yi licenciement boo xam ne wóor na ko ni licenciement bi c'est arbitraire kon ñi nga xam ne ñooy travailleurs yi dafa mel ni inspection def leen la bàyyi bañ leen la dimbale ci li nga xam ne par exemple moom mooy rôle am rôle bi mooy lan mooy tey défendre au moins bu fekkee ne arbitrage am na d'accord nee na moom. inspection du travail warul arbitrer moom la wax donc inspection bu mënul arbitrer nag bu boobaa itam war na mën a am position pour apprécier ki mënul arbitrer na apprécier. liggéeykat yi la jàpp nag ni anam yi ñu leen daqee dëppoowut ak yoon ne dinañ yóbbu bileb mbir ci kanamu tribunal du travail. lépp loo xam ne dañ ko utiliser pour combattre situation bi nga xam ne par exemple liggéeykat yi am nañ seen ak yelleef dañ ko def non seulement dañ dem tribunal du travail mais dinañ def acte boo xam ne war nañ ko poser. dañ ko def incha allah rabbi. juróom-ñaar fukk ak juróom-benn liggéeykat yi le ñu daqee ci King Fahd Palace nag yëkkati seeni kaddu ngir woo syndicaliste yi ngir rek ñu dugal loxo ci xeex gile bu ko defee rek ñu mën a dakkal jafe-jafe yi ñuy dundee jamono jile ñoom ñi le ñu àddu itam ngir xamle ni bileb jafe-jafe buñ ci indiwul saafara na liggéeykat yi ñëpp xam ni seeni liggéey nekkatul ci sécurité. Les emplois sont menacés au Sénégal il faut que liggéeykat yi jógaat appel lay def ndax man lii ma fi gis jëmul kër. kooku la di Xoxan Ndong ñu daal di addu ak ci jafe-jafe yeneen liggéeykat di ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa MEDIS état bu Sénégal nag yëkkati woon yéey yàbbi ci seen mujjanteel ne rek dina fexe ba yëkkati waat société gi lee gannaaw wopp geek coronavirus bi mu fi amee autonomie la ñuy sàkku ci defarum garab gi ak lu ci mën a am rek nee nañu daañu ko yëngalaat waaye état bi yéex na trop ci caytu boobu lépp société liggéeykat ya VTO ci fànn wi la nag di sàkku ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu baral mbir mi bu ko defee ñu mën cee gaaw gis seen bopp ñu teewlu ci leeral yeeg yaay Adama Diallo. MEDIS Sénégal nekk mennum entreprise buy defar lu jëm ci garab liggéeykat yi ñooy yuuxu di woote wallu tey ñaawlu tendeefal bi am si lu ñeewal ubbi ceeb seeni bërëb ginnaaw ba njiitu réew mi sàkkoo si ay yoon ca conseil des ministres lu biteeg MEDIS. donc njiitu réew waxoon depuis le 21 avril mu joxoon gouvernement am ndigal sur une lettre boo xam ne sur une lettre écrite noir sur blanc woo jox leen ndigal que ñu ubbiwaat kër gi ñuy wax MEDIS Sénégal. donc bi ko njiitu réew mi waxee dañ commencé ay négociations jubóo nañ état du Sénégal aussi ak ministère négociation avancé na ndax dem nañ ba li nga xam ne soxla nañ ko tëgg nañ ci ay këyit ba déposé ko ci ñu wax comme donc ministère des finances ak ministère de la santé. donc protocole yooyu depuis plusieurs mois ñu
ñuy wax en tout cas mooy mu ngi ci bureau ministre des finances ak ministre de la santé di xaar signature donc mën nañu résumer que le ministre Sénégal léegi li tax démarré wul ñaari signature ñoo ko bloqué muy signature du ministère des finances mu ministère bi yor wàllu xaalis bi ak ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram. secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal moom moo ngi woo jëwriñ ju yor wàllum wér-gu-yaram ak koom gi mu daldi xaatim protocole d'accord ci diggante nguuru Sénégal ak MEDIS. boo waxoon lii wax ko ñi ko war a waxal wax ko ay ministre mais na xam ne ministre yooyu ba léegi fa ñu nekkoon fa ñu nekk këyit yi yëpp ñu ngi seen bureau ñu téye bañ ko signé loolu nag la ñu xamul lan moo ko waral. salaamaaleykum wa rahmatulah. loolee tax liggéeykatu MEDIS Sénégal daa day joxe juróomi fan suñu amul tontu ci seen bëgg-bëgg dinañ daal di dem grève. dafa am ay responsabilités yu taxaw ci kawam léegi nag suñu responsabilité yooyu moo ñuy pousse nag ñun tam en tant que sénégalais ñu fippu te nag ces ministres et ces fonctionnaires yi taxaw téye dossier MEDIS boobu nañu xam ni 5 jours lañ leen may dès la semaine prochaine. dinañ dégg sur le terrain. ginnaaw ay jafe-jafe koom-koom bu tax ba waa MEDIS tëj seeni buntu keroog fukki fan ak juróom ca weeru janvier 2020 yi lay liggéeykat toog fukki weer ak ñeent yuñ amul xëy ñu daal di koy nakkarlu situation bi lee daal di leen di dugal ci ay tolof-tolof. yéen Adama Diallo ñu waxtaanee wàllu njàng meek njàngale mi des nag ci coordination nationale enseignants yi nga xam ne jot nañoo rek engagé wu ngir mën a am système éducatif bu mucc ayib jaarale ko nag ci recrutement fonction publique loolu rek la ñuy daal di sàkku ñoom jàngalekat yi lee des ci sàkku yi tamit la nga xam ne nii moom moo di ay diggé ci njiitu réew Macky Sall jot leen koo xaatim ak ñoom boobaak léegi weesu na ay at ñu fexe rek ba daal di koy béggandi ci noonee nag ñoom mujj nañoo sax yàq lu mel ni xamee seen i ñooñ yëpp bokkees ca G7 jàpp ne dañoo farandoog nguur gi ba mu ëpp Papa Boubacar Kama moo yor seen kàddu ñu teewlu ko Fatou Bintou Diouf. tey jii nag dañoo wootoon benn conférence de presse pour leeral benn mbir muy jëm ci dossier bachelier yi nga xam ne am nañ bac 2020 ba léegi kenn orienté wu leen mu toll ci 6854 bacheliers te alors même ministère bi tamit waxoon na orienté. élément nga boobule di bachelier non orienté yi ñoo jotoon a yëkkati yëy yàbbi ni ki démb ci seen i jafe-jafe ba tey ci njàng meeg njàngale mi la ñuy desandi ak kaddu yu Pape Boubacar Kama ma yàq lu mel ne xeme waaye G7 jàpp ne daanaka dañu war a taxawee ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi des na koy caytu ñoom coordination nationale des enseignants ñoo taxaw temm ngir rek sóob seen i ñooñ ñëpp ci fonction publique bi Pape Boubacar Kama ñu teewlu ko Fatou Bintou Diouf. désolation maanaam mbetteel gi nga xamante ne dañu ko amaat ci gouvernement bi gannaaw bi mu engagé woo woon def li nga xamante ne moom mooy pragmatisme ci li nga xamante ne moom mooy acte enseignant yi nga xamante ne dañuy toog fonction publique lu toll ci ay ati at te kenn du ko signé ñu am mbetteel lool gis que ne am na lu weesu at benn acte d'intégration signé Mariama Sarr ki nga xamante ne moom mooy ministre de la fonction publique signé wu ko depuis plus at nii ñu gisaat aussi que ne ko de li nga xamante ne moom la ñuy tudde diplôme certificat d'aptitude pédagogique aussi te nga xamante ne le ministre de l'éducation Mamadou Talla moo ko war a signé gis nañ ne toll na ci at signétul acte yooyu CAP certificat d'aptitude arrêté yooyu nga xamante ne ñoo war a génn ci Dexco pour que enseignants yi nga xamante ne ñoo am diplôme bi mën a disposer de kayit boobu mën ko déposer pour intégrer la fonction publique ñu gis aussi que ne dafa am ay ñoo xamante ne dañuy déposer seen dossier au niveau de la fonction publique war a intégrer ñu bàyyi seen dossier mu am erreur boo xamante ne dañu koy rejeter ñu toog lu toll ci ay at wala ñaari at kenn du xam ndax rejeter nañ dossier bi ba par la suite la ñuy doog a xam ne dañu ko rejeter par la même occasion aussi ñuy wax waa G7 que ne naka la ñu mën a tooge dur bii yépp bu yàgg bii ba ay syndicats yoo xamante ne ils ne sont pas accueillis par exemple état bi du leen recevoir ndax ñoom ñoo représenté syndicats yi au niveau de l'état waaye dañuy toog ba mbir mi jàmp ba nit ñi di constituer en collectif wala boog syndicats yi nga xamante ne amuñu baat wax ak état bi directement ci rencontre périodique yi état di organiser ñu toog ba ñooñu di jóg di dem à la fonction publique di leen rencontrer ñu doog a jóg di wax
que ñu leen di wax ne loolu que na cessé parce que nag il faut que syndicalisme politicien boobu ñu bàyyi ko ci système éducatif bi pour nit ñi mën a respecter jàngalekat yi. ñu leen di wax aussi que ne ñun ànduñu pour Mariama Sarr démissionner wala boog ñu dàq ko ndax dàq Mariama Sarr wala boog mu démissionner day tekki ne acte yi nga xamante ne Mariama Sarr signé woon nañ ko sax te amul numéro dañuy delluwaat defaat circuit te il faut lu toll nit juróom-benni weer pour acte yooyu ñëwaat en signature ñun parewuñu pour xaar loolu donc Mariama Sarr dañu koy demander mu def liggéeyam toog te signé acte yi nga xamante ne mi ngi nekk en instance à la fonction publique li ci des mooy que xanaa ñu ñaax jàngalekat yi yépp kenn ku ci nekk jël responsabilité am ndax état bi def ñu yàpp la ñu mën a wax parce que nous ne sommes pas tout simplement ñun rek nekkuñu à la fonction publique te ñun rek la ñuy gis suñu acte ak suñu avancement di nekk loo xamante ne day yéex lool wala boog sax nga toog ay juróom wala fukki at yoo xamante ne doo avancer te avancement nag dafa war a nekk automatique. avancement dafa war a nekk automatique ñooñu lay di jàngalekat yi sàkku nag ñu daal leen sopp ci fonction publique ñeneen ñi duñu ay jàngalekat waaye ay ñàngaan lañu yor seen bac boobaak léegi weesu na ñaari at mënuñoo fexe ba ñu orienté leen ci université yu kawe yi ñoom collectif bachelier non orienté yi nag ne ñu ngi lim bi mu ngi toll ci juróom-benn junni ak juróom-ñett fukk ak juróom fukk ak ñeenti bachelier yoo xamante ne orienté wu leen kàddu yi nag mu ngi jóge ci Souleymane Diouf moo nekk coordinateur bu collectif bi léegi jàpp ne nag dañ leen a seetaan bu baax a baax tey sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifay nguur ñu gestu leen Souleymane Diouf coordonnateur collectif des bacheliers non orientés ñu teewlu ko ak Souleymane Kane. tey jii nag dañoo wootoon benn conférence de presse pour leeral benn mbir muy jëm ci dossier bachelier yi nga xam ne am nañ bac 2020 ba léegi kenn orienté wu leen mu toll ci 6854 bacheliers te alors même ministère bi tamit waxoon na orienté na ñëpp. mais tey jii nii mën nañ ko wëddi parce que xam nañ nombre bi ci des delluwaat aussi encore ci 3000 yoo xam ne jot nañ sa orientation fii ne Cheikh Anta Diop de Dakar mais dañoo wax ne faculté yëpp dañoo fees moo tax ñu nar leen génn waat joxe leen réorientation mais ba léegi tey jii nii mënuñoo am accès jàng mënuñoo bind te alors que ñoom fay nañ seen juróomi junni l'année dernière nag ñun doon xeex bachelier 2019 yi mu toll ci 1348 mais bu ñu ñëwaate ci année bi tamit mu nekk année boo xam ne dafa métti trop parce que météo bi mooy feebar bu ñu amoon étudiants yi ne profité am seen licence ñu am numéro boo xam ne mosul am Sénégal c'est-à-dire 72 028 amul benn génération bu ko mos a def loolu li nga xam tamit moo nekkoon wareefu état mu fexe orienté leen waaye dafa orienté ñi bàyyi ñi mu indi dikkatomi ci suñu biir loolu tamit dañu accepté waaye dañu lancé on appelle aussi encore au président de la République pour maanaam mu indi satisfaction mu indi ndimbal ci ñun waaye li ñu bëgg mooy mu fexe orienté ndaw ñi nii 3000 tamit bu ñu wax tamit mënoo dem tamit ba nga fay sa juróomi junni ñu bañ laa orienté waaye je lance aussi encore on appelle à l'association des parents d'élèves pour maanaam mu mën ci indi satisfaction parce que ay ndaw lañ suñu bëgg-bëgg mooy continuer jàng am suñu lijaas dimbal suñuy waajur am seen lijaas dimbali seen waajur moom la ñuy sàkku ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu jot gul orienté fitna yi nga xamante ni juddoo na fan yi ci ndoxteelu weeru mars gi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngatu ci wàllu politique méttitu nañu ko bu baax a baax rawatina nag société civile ba ci rek mouvement association yi njiital association Kër Sala di koy méttitlu faatu doomi aadama rawatina ay ndaw moom Xadijatu Lam àdduna nag kenn waratul faatu su fekkente ne da ngay sàkku sa ak yelleef loolee nag dafa war a nekk loo xamante ne nii dañ ko war a xeex te moom nee na bu na ci bokk Khadijatou Lam présidente Kër Sala ñu teewlu ko Pape Samb. C'est pour rendre hommage xale yi nga xam ne samay rakk lañu samay mag lañu te ñu gaañu ci manifestation yi amoon temps yële. may wax ni que hommage buñ leen gën a mën a rendre mooy ñu continuer combat bi. combat bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko war a continuer xale ak mag jigéen ak ndaw ndax combat bi mooy combat bi nga xam ne moo gën a rëy mooy combat bi nga xam ne moo gën a noble mooy combat bi nga xam ne moo gën a important. Sachez que, chers frères, que nous n'oublions pas et que nous n'oublierons jamais cette infinie gratitude de dettes et de devoirs que nous avons contractés envers vous. Et sachez que votre mort ne restera pas vaine.
mu nga kooku li di Khadijatou Lamb doon rek sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo génn àdduna ci fitna yu mujj yi am ci réew pa Sénégal club Sénégal émergent yi tamit ñoom la ñuy sàkku rek mooy ñu indiwaat primature boo nga xamante ne nii dinañ ci nemmeeku ab pëccëxoo ci langum politique gi ba ku ci ne rek gis sa bopp di parti opposition wala rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di pouvoir gi te noonu yi tamit ndaw ñi gis ci seenu bopp Youssou Diallo ak ay ñooñom ni loolee rek moom mooy mën a tax Sénégal xamaat fu muy teg tànkam bokk na ci ñu amaat élément nu jëwriñ ndaxte ñu bëri ñu ngi koy sàkku te fay fës na Youssou Diallo ñu teewlu ko ak ji ndeyaa jikko na jéy situation bu bees nag bu amee dañu war indiwaat doxalin yu bees ñu gis ne nag dindi premier ministre boobu indi na ay soxe yu xaw takku waaye nag ñetti yiñ ci gën a ràññee bu njëkk bi mooy gis nañ ni président de la république fi mu toll daanaka dafa mel na mooy buur di bumi que li tax sax président xawoon na dindi primature dafa amoon budget bu takku bare ay nit et puis liggéey bi barul woon loolu moo tax ñu ne suñ koy delloo si nañ ko def primature boo xam ne bu woyof la maanaam li ñuy wax rationaliser mooy na woyof na liggéeyam gaaw te bar te na jur ay résultats voilà parce que fi réew mi toll sax d'ailleurs koppar yi na mu waroon demeetu ko dafa laaj lépp lu ñuy taxaw ci kuréel maanaam daal lay njëriñam nañ ko ca yemale bañ ci yokk leneen mooy li ñuy wax rationaliser maanaam loo xam ne du jël koppar yu bare du indi ay nit ñu bare te du jar lu bare waaye nag ay njëriñam bare loolu mooy primature rationalisée et performante. primature rationalisée loolu la ñuy sàkku ñoom waa club Sénégal émergent ñi ki démb gi nag ci altine gi lañ doon màggal àdduna wërngal képp ba ci gënu jagleel la ndox nag di jëfandiku bi àdduna bi yëpp gën a soxla mu doon yi tamit bi ca gën a am njëriñ file ci réew pa Sénégal nag ñu ngi ci at 2021 waaye tey la waa la gën a ay ci ñàkkum ndox ci capitalu Ndakaar yu tamit dañuy nemmeeku ay goxaan yoo xam ne dinañu toog bëccëgub lëmb duñu am ndox ku mel ne ni ay derkaleek xaar yàlla wala sax Parcelles Assainies bi ci bon la yóbbu Ndakaaru ci Parcelles Assainies moomu sax ma tudd daanaka la fay ndox di ñàkk bari na Fatou Bintou Diouf Ibou Gueye demoon doxantu fu ñu teew leen ci ab reportage. ñu ngi ca Parcelles Assainies unité 25 famille Ndong nag la ñu daal di seet si niki tey jii ñoom la ñu xamle si jamono ji luy seen ëpp jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox su bëri sa ñu daal di nemmeeku ay at a ngi nii ñu daal di xamle nag ngir am ndox sax faw nga toog ba digg guddi. xanaa sonn nañ lool si ñàkkum ndox yenn saa yi dañuy yeew duñu gis pépp ndox suba jën so duñu am ndox balaa mi ñëw ay 4 heures du matin fekk yow nelaw ba nelaw gañe la léegi bu la nelaw gañe yow da ngay continuer tëdd boo yeewoo at doo am ndox nga jël si guddi yi koñoo koñ nga dugg fa metti na trop wax dëgg yàlla. parce que déjà ndox mi moom buy ñëw ay 2 heures du matin lay ñëw maximum 2 heures du matin doo nelaw da ngay veiller ba 2 heures du matin nga kii ko nga jóg boo jógee nga root nga tëddaat balaa nga ko amaat 2 heures du matin. mu doon jafe-jafe ju métti ja nga xam ne nag dañ koy xaarandi da ngay dem bay toog ba say yaram sax day daal di métti wala ñàkkum nelaw daal di la cee dikkee soxna yile nag la ñu daal di nag xamle mooy faaw ñu daal di jóg ci li ni mel ndax ndox daal kenn mënu kaa ñàkk dafa bokk ci dundinu doomu aadama. ndox moom dafa bokk ci doomu aadama. courant bi comme ni nga ko waxee mun nga ko ñàkk nga uti sondel wala lampe torche mais ndox moom boo ko amul rek doo dund. ndox moom dafa bokk ci ñun moo tax tout le temps dañu war di am ndox muy guddi muy bëccëg coupure ndox rek laa ragal SONES ñëw coupé suñu kër moom rek laa ragal ci sama àdduna. ñu jàppale ñu rek ci ndox mi ñun suñu autorité yi la ñu am. ndox comme ni ma la ko waxee sànq rek mooy nit boo amul ndox doo dund. tey daal bu ñu mënoon jàppale ci parcelle ñun amuñu dara du koñ bu set du mbedd bu baax du dara moom parcelle moom suñu maire suñu chef de quartier bi dara rien.